mbokk internet Casamance Actu gannaaw bañ leen nuyoo di leen dalal jàmm seen émission taxawu sama gox saison 2 ñëw ci fànn bees boo xam ne jagleel nañ ko li nga xamante ne mooy politique li ko waral mooy préparation élection locale yi nga xamante ne moom la ñuy def ci weeru janvier 2022 ci suñu premier numéro bi ñoo ngi dalal ñaar responsable politique nga xamante ne sama càmmooñ maa ngi ci am monsieur Mamadou Lamine Diédhiou mu parti socialiste sama ndeyjoor monsieur Mactar Gomis mu alliance pour la citoyenneté et le travail maa ngi leen di ziar monsieur Mamadou Lamine Diédhiou. asalaamaaleykum maa ngi kontaan ci invitation bi également di nuyaale sama co-débatteur bi monsieur Gomis di rafetlu vraiment jotaay bi ndaxte tey thème bi ngeen élaboré dama jàpp ni ki dafa ni li nga xamante ne lu am solo surtout lu jëm ci suñu gox ci élection yi nga xamante ne moom lañu dëgmal kon de ce fait que je ne peux que me réjouir kontaan lool ci invitation bi di la gërëm di la sant bu baax a baax. monsieur Matar Gomis ana waa ACT. waaw ñu ngi fii salaamaaleykum mbokku internet Casamance Actu nuyu leen ziar leen yéen ñëpp di la wax ni waa Actu ñu ngi fii et di leen remercier par rapport ak opportunité bi ngeen ma jox pour ma ñëw exprimer wu li nga xamante ni mooy sama gis-gis ci préparation élection locale yi ni jëm fii ci nga xamante ni mooy Sénégal. daanaka la des ci élection locale yi motatul juróomi weer monsieur Mamadou Lamine Diédhiou noo leen ko nekkee di waajale yéen waa parti socialiste. sant yàlla bu wër a wër ndaxte tey jii nii ñu ngi ci processus électoral bi du ma ne mu ngi dem comme ni mu ko waree ndaxte lu suñu souhait mooy que ni élection yi ñu defoon ko en 2019 mais il faut dire que dialogue politique bi indi na li nga xamante ni bi xëy na moo waral te ñu yegg fu ñu yegg nii tu vois ci si loolu noonu ma jàpp ni ki dafa di li nga xamante ne tey jii nii comme ñoo nga ci léegi du ñu def lu dul taxaw si bu baax a baax ba ñu war ci dem ci jàmm ci janvier 2022 kon tey jii nii jàpp naa ni ki tam processus bi suit son cours je ne dirais pas normal mais dialogue politique bi ak lu mu indi yëpp tey te yaakaar ne ay réglages yi nga xamante ne war nañ ko indi si ay fànn ay points tey si li nga xamante ne bi mooy processus bi kon am na si ay points yi nga xamante ne dem nañ ci déggoo ci points yooyu nag la ñu adopté si code électoral bi kon ci loolu noonu du ñu def lu dul tam ñaan si élection yi ñuy dem nii en tout cas ñu yegg si jàmm comme nu ma ko waxee ca njëlbeen mënoon nañ ko def à date échue mooy en 2019 mais loolu yaakaar naa si réglage yi moo waral tey dem ba yegg fi kon di gën a ñaax ñi nga xamante ne ñoo ko sëq vraiment ñu dem ci jàmm et puis voilà ku lu war a am incha allah. sànq yaa ngi naan processus bi ñu jël doo ne processus bu normal bi la lan moo waral tax nga ne processus bi doo jàpp ne processus bu normal la. c'est parce que boo xoolee le calendrier républicain tey jii nii normalement élection bi 2019 la war a am kon tey bu demee ba loolu amul c'est parce que mooy li may wax noonu ni ki processus bi gaa yaa nga ca surtout lu jëm ci dialogue national bi moo waral tey jii nii ñu toll fu ñu toll yaa ngi gis comme dafa am ay points yi nga xamante ne tey jii nii opposition ku jéegi comme nguur gi ñu ngi ci doon waxtaan amul ci woon ay déggoo ba tax na tey jii nii xëy na moo tax ñu yegg fii nii waa gannaaw dem nañ tey dem ba jàpp benn date jàpp yaakaar na rafet naa njort ni ki fu ñu jëm noonu tax na xëy na point yi nga xamante ne déggoo nañ ko te lu ñu wax ci processus bi mooy lépp li nga xamante ne déggoo nañ ci point yoon rek ça va être appliqué automatiquement te rafet naa am naa ci njort bu rafet ni ki fu ñu toll nii moom voilà affaire yaa ngi dem comme il se doit te tam di ñaan ci élection yi dem bi maanaam date bu ñu jàpp mooy janvier 2022 que ñu amal ko ci jàmm. monsieur Matar Gomis dina yéen waa ACT noo la nekkee di waajal élection 2022 yi. waaw di ko waajal ak difficulté xam nga ni liñ daan ñàkk pexe la ndaxte li fi jot a jaar ba tey fi ni programmé ak ni ñu ko programmé élection yi ak liñ ci teg yëpp ak liñ ci mun yëpp
amul benn dialogue boo xamante ni gars yi war nañ ci gis seen bopp lu dul li ma mën a wax mooy arnaque bi ci nekk à l'heure actuelle. arnaque la ñu koy waajalee nag moom mooy comme ñi ñëpp di waajalee li am na nguur gi fi nekk gis nañ ni mu mel ak jikkoom mais terool ko moom moo jiite te yërëmewul te ñu ko neex lay doxalee du mënuñu lu dul topp ci li nga xamante ni moom la teg di ko waajal comme ni ñu koy war a waajalee nag ak suñuy naataanoo yi nga xamante ni am nañ yaakaar ci ñoom ci jubal teg ko ci yoon pour incha allahu taala élection yi di ñëw ñu rapporter ci maximum yi nga xamante ni moom mooy des localités maximum de localité ñu fexe ko gagné suñu biir. arnaque moo ci am dialogue arnaque politique laa doon wax man. dialogue arnaque politique bi fi jaar. bi nga xamante ni tey élection yi jamono gi mu waroon am poussé nañ ko ci loo xamante ni teguñu ko fenn dialogue boobu ñuy wax man gisuma ci sama bopp gisuma ni dialogue politique la parce que li nga xamante ni moom mooy la majorité de l'opposition amul kenn ku ci am des représentants yi war li tax ñu ne lii kat dialogue politique la sama parti nekk fa te mun naa citer tant de partis yoo xamante ne tey ci opposition yu am doole yu fi nekk amul kenn ku fa taxaw wala ku fa am ndaw bu la fa taxawal kon donc dialogue arnaque politique lañ tegoon rien que ni pour faire traîner les gens ba indi leen ci lii lépp nag gasum ndëbb sërëxal rek la waaye lu mu suul lu mu gas rek ñun dinañ ko suul ñun ak moom ba fu mu jëm rek. tijji nañ ko depuis 31 juillet bii passé ban taxawaay ngeen nekk yan activité ngeen nekk di mëne pour mën a ñaax population bi ñu ñëw bindu ci liste électorale yi surtout ñi nga xamante ne ñooy ndaw. ACT parce que ñun ku xam ni ñun nekk doxuñu ci dara lu dul lu jub la citoyenneté la ñuy woote ñun ànd liggéey Sénégal ci njub ak taxawal dëgg mu sax loolu la ñuy woote. bi loolu amee lii am ñu xam ne lii am na ba pare kenn mënutu ci dara lu dul ñaax nit ñi di ñaax suñu mbokk suñu moroomu jeunes yi parce que fi mu nekk nii nag la révolution politique de la jeunesse dafa war a am révolution politique jeunesse moo war a am ndaxte dañu gis ni mag ñi rek ñoo fi nekkoon di dérouler li ñuy dérouler ba léegi nii ñun nag ñu ngi ñaax ndaw yépp pour ñu dem bindu ji ba tax ni ñu former des commissions ci suñu biir parti former des commissions ak fu ci waaye munti nekk ci localité nga def des débats pour mën na ñaax jeunes yi mun leen xamal gravité wu li nga xamante ni foofu lañ toll à l'heure actuelle ci Sénégal te dara mënu ko dindi lu dul ndawi réew mi ñoo ko mën a dindi te lu ñu koy dindee du lenn nag lu dul dem bindu ji ngir jour ji ñu mën a xam ni suñu carte mooy suñu kàddu ñu mën ko jox ñi ko mérito pour jëlee fi ñi nga xamante ni ñooy ñàkk yërmande ci Sénégalais yi parti bi fi nekk tey. parti socialiste est-ce que mën nañoo xam yan taxawaay ngeen nekk di def pour mën a ñaax population bi ñu ñëw bindu ci liste électorale yi surtout nag ñi nga xamante ne ñooy jeunesse bi. lu ma ci tontu dafa di li nga xamante ne man jàngat bu ma ci def ko dama jàpp ni ki bindu ci surtout lu jëm ci wàllu ndaw ñi nekk na li nga xamante ne bii ci dialogue politique bi dama jàpp ni waxtaanee ñu ko surtout le vote des primo-votants te ma gis ni ki Ziguinchor dafa am benn particularité mooy dafa bokk ci région yi nga xamante ne tey nii ça regorge tu vois de beaucoup de primo-votants kon sur ce. bu fekkente ne ñooñu noonu ci dialogue politique bi ñooñu jëluñu leen en compte kon tey jii nii ça cause problème te dama yaakaar ni ndaw ñi dañoo war a bindu dañoo war a dem voter ndax seen droit la parce que tey jii nii ndaw yooyu noonu tey lu seen réew di doxee li seen gox ci doxee am nañ ci xalaat am nañ ci yéene ba tax na tey dañoo war a bindu ji dem war a mën a voter tànn ñoom ku leen gënal ndaxte lépp li nga xamante ne ay dogal la yu ñuy jël ci maanaam dans les instants de décision yooyu day impacter ci seen avenir ndaxte pour ñoom la ëllëg
kon moo tax ma jàpp ne ki ndaw ñi dañoo bokk si ñuy war a contribuer maanaam si xam-xam si xalaat si lépp lu war a doxal seen gox kon ndaw ñi dañoo war a bindu ji ndaxte lii nekk warta nekk léegi mbiru mu mag ndax si ndaw ñooñu noonu tey am na ñi nga xamante ne am nañ si xalaat am nañ si ay projet am nañ si leneen ak leneen kon tey jii nii man de lu côté boobu moom laa rafetluwul ndaxte ndaw ñi dañ leen war a bay ñu bindu ji c'est-à-dire ñi nga xamante ne amuñu pièce d'identité fexe leen ñi amee pièce ba pare bindu si liste électorale yi man les primo votants yaakaar naa dañu war a bindu ndaxte balaa ñuy toog si jotaay naan ataaya ne lii doxut li rafet mooy ñëpp dem bindu ji bu ëllëgee ñoom ñii nga xamante ne tey jii ne seen ëllëgu réew si ñoom la dépendre si ñoom lay des kon ñoom ñoo war a tey jii ne xool ki leen doy si seen gox xam nga ñu fal kooku noonu il ne faudrait pas que saa su ne ñi nga xamante ne ñoo fi nekk jëlee ko 60 ans jëm kaw ñoom ñuy dis ndax ndaw yaa ngi fi mën a jël relève bi il faut que man côté boobu noonu laay ooyee ndaw ñi ñaax leen ñu impliquer seen bopp suñ ko à la gestion de la cité xam ni ki mbir mi seen mbir la ñun ñëpp a ko moom côté boobu nag laa jàpp ni ki nguur gi côté boobu noonu moom foofu dafa fayir ndaw ñi vraiment les primo votants dañ nekk branche bu bu essentiel si développement réew surtout si bànqaas réew mi kooku noonu man loolu laa gëm côté boobu. léegi yéen yan jéego ngeen nekk di dox pour saafara. waaw ñun parti socialiste en tout cas ñu ngi dox di également dans la coalition Benno Bokk Yaakaar kon ñun ñii suñu côté di dem gis suñuy ndaw souvent xam nga le parti socialiste pour déjà nekk membre il faut nga am 13 ans comme si ñooñu noonu ñëpp ñu ngi fexe ñooñu nu ñuy dem d'abord en premier temps am seeni carte tu vois nationale d'identité et puis également xam nga mën a dem bindu ji si liste yi ñu ngi organiser ay tey débat comme sama co-débatteur bi nu mu ko waxee dem si gox yi et puis profiter à chaque fois que l'occasion se présente fu ñu mënti ne ñu ngi ñaax nit ñi dem bindu ji parce que tàmbale nañ ko depuis pratiquement le 31 juillet kon tey jii nii si loolu lañ nekk ba tey parce que bientôt dañ koy clôturer moo tey ba tey jii nii ñu ngi si sensibilisation boobu toutefois que l'occasion se présente fu ñu nekk si ay ngénte wala moo xam ndaje bu am rek ñu ngi ñaax nit ñi dem bindu ji seulement qu'il faut déplorer que tey boo demee dans les préfectures xam nga parfois li ngay gis ni ki le taux d'inscription dem na xaw na kii mu ngi xawta bëre noonu quoi li nga xamante ne chose bi nga xamante ne constat la bi noonu def naa ko parce que dama fay yóbbu ay nit ñu dem bindu ji kon tey jii ni occasion la pour man xam nga pour gën a ñaaxaat ndaw ñi ñu dem bindu ji parce que le devenir de nuñ koy waxti de leur localité si seen loxo lay tegu kon am nañ si part de responsabilité xam nga joxe seen xalaat et puis il ne faudrait pas ndaw yi nekk fii nii saa su ne di tàccu di gunge ces leaders politiques di yenu chaise loolu dafa war a ça doit être révolu ñu xam ne ki lii nii ña fa nekk noonu ils ne sont pas beaucoup plus méritants que ay ndaw fii nii loolu man dama ko gëm. waaw ñu leen di fàttaliwul ne yéen a ngi ci seen émission taxawu sama gox saison 2 ñu ànd ceeg monsieur Mamadou Lamine Diédhiou mu parti socialiste ak monsieur Mactar Gomis mu acte alliance pour la citoyenneté et le travail léegi ci différentes formations yi gis nañ ña ngi sentir candidat yaa ngi gën a bëri par-ci par-là fas ba dañuy dégg candidat yaa ngi gën a bëri ba tax na ñu bëgg a xam yéen ci seen formation nan ngeen cee taxawoo. ku demee noonu souvent comme à l'accoutumée dañuy faral di gis ni ki les décisions souvent se prennent nu ñu koy waxee en haut maanaam au niveau national fa la ñuy maanaam kujje gi comme nguur gi ñu nekk nañu nekkal la ñuy nas seeni coalition xam nga et puis ñu war koo mën a dérouler léegi nag il faut oser dire que parfois les réalités ne sont pas les mêmes maanaam dundi nii wala nekk nii au niveau national ak local du benn te ce qui est valable par exemple à Dakar dans d'autres grandes villes tey n'est pas aussi valable ici à Ziguinchor ou ailleurs dans les autres régions parce que tey ñoom lu ñuy nas yaakaar ni ki loolu la fii nii il faut pas être surpris que nga gis nit ki tey ceux de l'opposition xam nga ñu former alliance wala coalition avec quelques partis qui sont au pouvoir yaakaar naa loolu war na mën a am te ragal naa ni ki foofu lañ jëm tu vois parce que dafa fekk ni ki ñooñu noonu ñu bokk gis-gis bokk intérêt et puis ñu am benn orientation benn vision
xam nga loolu man yaakaar naa loolu laa gën a gis te fii il faut oser dire que ku jéegi comme nguur gi ña fi nekk ñu ngi waxtaan seen i biir ñu ngi gisante les mouvements citoyens en tout cas gars yaa ngi waxtaan daal ñun parti socialiste ñu ngi waxtaan suñu biir ak ñi nga xamante ne bi ñaa jàpp nañ ni ki nii war nañ mën a ànd ak ñoom li tax loolu noonu c'est parce que lu jëm si wàllu doxalin gox bi nii kenn ku ci ne da ngay joxe sa xalaat mais la nga xamante ne bii mooy tabax surtout ñun ñooñu lañ nekk. ACT ñoo ngi yéen tamit nan ngeen nekkee di dundee formation yi politique bi. xam nga ñun nag ACT mooy li may wax saa su ne ñun soppi doxali ni jikkoy politique bu ñaaw bi fi nekk la ñuy doxee ñun liñ naan mën nga ma seen si gaalu xaj waaye du ma fekk mu may lekk te tey politique gu Sénégal dafa mel ni gaalu xaj gu ñëpp di jiiroo waaye nag am na ñu diñ ba tey am na ñoo xamante ni ba tey dañoo diñ te ñun si doxalin boobu rek la ñuy doxee du moytu jëfin ju ñaaw joo xamante ni ëllëg dina ñu yéen ak fi waxoon wala yéen ko fi defoon ba tax ñi ngi waajal suñu mbir niñ ko war a waajalee ak ñi nga xamante ni doy nañ ñu si gox-goxaat yi moo xam ngay mouvement citoyen seul moo xam ngay association moo xam nga leen ku mu muntu doon comme bokk si ku jéegi mais li la ñor ndax lii nekkul loo xamante ni mbirum réew li mbirum gox-goxaat la kin siy séentu si biir gox bi mooy ki ñu doy ki nga xamante ni doy noonu te gis nañ ko jëfinam rafet na yàgg na ko def ci biir li nga xamante ni moom mooy gox bi loolu moo tax à l'heure actuelle fi mu nekk nii ñun dàquñu kenn koo xamante ni dinañu def ak yow coalition moo xam ngay association moo xam ngay GIE moo xam mooy lu mu munti doon loolu les dinosaures politiques yi nga xamante ni doon fi nekk soxor ba bëgg a dee si doomu Sénégal yi yéenewul leen jàmm defuñu si ñoom dara toog ba jëmmi jamono toogaat tey di xalaata jëlaat gox-goxaat yi si jëlin yoo xamante ni musul tegu si yoon duñ ko fi bàyyi duñ ko seetaan dañ koy xeex ak ñi nga xamante ni pare nañ pour ànd ak ñun ñu jël ko loolu daal la ñuy doxee à l'heure actuelle. tout sauf li nga xamante ni moom mooy parti au pouvoir bi fi nekk les dinosaures politiques yi fi nekk. dinosaures politiques yi comme noo leen ko woowee yéen waa parti socialiste yaa ngeen rallié wu ci kii bi ndax moom ngeen di doxalee pour élection locale yi wala da ngeen di demal seen bopp. tu sais au parti socialiste dafa am li nga xamante ne moo loolu dañ ko saxoo mooy la démocratie interne lu jëm si élection gox-goxaat yi le bureau politique. le comité central mais le secrétariat exécutif yaakaar naa loolu yàgg na mooy saa su ne élection yi bu amee xool leen d'abord ña ngeen di àndal fa ngeen dëkk ñuy amal njëriñ askan wa fa ne ak it tam nga xamante ne yow mi nga xamante ne sa parti luy amal njëriñ sa parti parce que fii dama jàpp ne ki au-delà de la politique ñun lu ñu war a njëkk a yitteel mooy d'abord suñu développement wu gox bi dafa jiitu lépp luy parti politique kon kooku noonu yaakaar naa il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut kon moo tax le parti socialiste lu muy def mooy yéen ñi nga xamante ne si gox bi nga nekk loolu du ñu naan par exemple si mouvement présidentiel nekk à défaut d'aller avec la coalition xool leen yéen ñan ngeen mën a àndal pour défendre les intérêts du parti également les intérêts de la localité pour la bonne marche de la cité. voilà ñun parti socialiste suñu doxalin naka la moo tax ma ne la ca njëlbéen ne kii dina may surprise man di nga gis ay parti nga xamante ne ñu ngi ci coalition bi mais fa ñu nekk ci gox yi ñu ne amaana du ñu dem ak ñi mais ñee la ñuy àndal kon loolu mën na am à tout moment waaw parce que élection gox-goxaat la ku nekk luy doxal sa gox. tu vois lu koy émerger te bu yaakaar naa bu fekkente ne tu es un porteur de projet nga ni ñu koy waxati nga am vision pour sa gox nu mu war a doxee nga gis ni ki ña nga nekkal ñii ni ils ne font pas le poids yaakaar naa xoolal ñi nga xamante ne bii méngoo nañ ak sa xalaat et puis voilà vous pouvez y aller ensemble.
waaw d'habitude dañuy seetlu ni même personnes yi ñooy déposer pour ñooy déposer seeni candidature yaakaaroo leen ni jot na ni pour ndaw ñi ñu pousse leen ñu booster leen pour ñu mën a déposer ñoom tamit seeni candidature. doonu toll ci jamono goo xamante ne à l'heure actuelle gis nga population bu nekk ni ay ndawam mel noonu lay mel fi mu nekk nii dootul rôlu politiciens yi donte ñun ci suñu wàll ñun ñi nekk ñoo yëngatu ci mbirum politique ñi ngi ñaax suñu mbokk yi suñu moroom yi nga xamante ni ñoo nekk ci cité bi pour ñu dem bindu leneen ak leneen mais tey jeunes yi ci boppam ñoo war a jóg ci seen bopp à l'heure actuelle xam ni il est temps de tuer les dinosaures parce que les dinosaures n'existent plus dans ce monde loolu amatul ludul ci histoire kase lañ koy waxee te fi mu nekk ni Sénégal jusqu'à présent mi ngi yor ñi nga xamante ni mooy les dinosaures politiques boo demee ci gox-goxaan yi ay ponkal yoo xamante ni avant 2012 wala avant 2000 xamee la woon ci lenn gisoo leen woon ci lenn ay nit ñoo xamante ni tekkiwuñ woon dara tey ñii seeni mag nekk na président wala ñii tey am na ci ñoom ñoo xamante ni seeni nijaay ñi ngi ci nangam ak sangam ñu daal di ñëw postulé wu lu ci mel ni tey dama lay jox un exemple Aliou Sall ndax lan mu nekk maire bu Guédiawaye Aliou Sall fan la juddoo Guédiawaye fan la mos a bu tey Guédiawaye kenn mosu ko yëg kenn mosu ko xam mais lan la rakku président la ñu pare cité ko fa yóbbu ko fa pour éliminer ñi nga xamante ni ñu ngi doon reyante di def saa su ne jëf ju rafet bokk na ci ñi nga xamante ni tey mooy fa nga xamante ni fa ma jóge ci sama gox sa Dakar muy Colobane ki fa nekk Ousmane Ndoye ma fa nekk amul dara lu mu musal defal Colobane yàgg na fa xëccu lu nekk mais mus fa am tus mais lan moo ko may parce que waaye Macky Sall la fi mu nekk ni kumba am ndey ba kumba amul ndey boobu jeunes yi rek ñoo ko fi mën a dindi loolu nag moo jot à l'heure actuelle moo waral ndaw yi du kaseelu dañ leen di buux mais ñoom ñooy buux seen bopp comme ni ma koy defee man en tant que jeune sama beneen morom di ko def en tant que jeune mon frère di ko def en tant que jeune il est temps bu ñu ko joxul ñun dañ koy jëli ji man damay foqati ji man Makhtar Gomis man damay foqati ji li ma moom dama koy jël te il est temps sénégalais foqati xam ne mbir mi léegi nekkatul ak négocier parce que ñun ko seqal duñu ñoo xamante ni dañuy négocier ak ñoom. D'habitude président de la République Macky Sall mooy fal souvent ñi nga xam candidat yi nga xam ne ñoo war a postuler pour élection yi léegi en tant que jeune lan moo ci sa xalaat. waaw tu sais man su ma demee ba dégg sax ni ki parfois si je prends l'exemple de Ziguinchor ba léegi nii xëy na ñu am na ñoo xam ne bëgg nañ nekk candidat waaye aussi ñu prononcé wu. Pourquoi? Parce que dañu naan ki fii c'est le président qui va trancher wala demee noonu man ça m'écoeure man y a des choses yi nga xamante ne je n'aime pas parce que du élection présidentielle wala leneen man dama jàpp ne que du président mooy tànn gox bu ne ña ko ka fa war a ne waa gox ba waa ña fa dëkk ñoom ñoo war a seet ki leen doy seen xel si ku mu dal ñu ne ñun kii la ñu wax kii la ñu tànn ci loolu noonu ndaw ya fa nekk tam si gox yooyu noonu ñoom nañu gëm seen bopp gëm seen gox politique bi il faut pas ñuy xaar ñu leen di xëcc kaay leen nii di mobiliser nañu bañ loolu nañu gëm seen bopp xam ne ki luy doxal réew mi luy doxal seen gox ñoom la ndaxte ñoom ñooy levier ñooy bouclier ndaw ñi ak jigéen ñi dafa jot il n'est pas question que léegi président di tànnal nit ñi non. taxul ni yenn waa parti socialiste bu ñu leen tànnalee candidat di ngeen ci. man loolu laa àndut sax ñuy tànnal waa Ziguinchor ñoom ñoo fi dëkk ñoo fi yeewoo ñoom mën nañ tànnal seen bopp ki leen doy il faut pas que ñu imposer ñu qui que ce soit man loolu man décision boobu man ànduma ci man dama jàpp ne ki doomu Ziguinchor ñoo war a tànn ñoom xam nga ku leen di jiite ndax seen destinée si loxo kooku la war a tege bu ñu leen tànnalee ki nga xamante ne après mooy loolu noonu pour gis ko problème la du saafaral nu ñu koy waxee tawatu askan wi après naan diw moo ñu ko tànnal déedéet na nekk la nga xamante ne bi dañuy assumer ses responsables. kon est-ce que waa parti socialiste doo leen xool da ngeen di
doo leen xool li ngeen di demalee seen bopp wala ngeen di continuer. ñun de toutes les manières il faut se dire parce que tey jii nii y a pas de sapin solitaire. ba tax na ñun nee naa la ñu ngi waxtaan suñu biir ñu ngi waxtaan ak ñi nga xamante ne bii jàpp nañ ne ki ñii di war nañu waxtaan ak ñoom war nañu mën a lëkkaloo ak ñoom tey jii nii mun ma fa nekk dinaañ gis na ñii ak ñii mais mooy li ma la wax rek ñu ngi waxtaan ak ay nit ñu ngi gisante suñuy biir xool ka nga xamante ne bii doy nga ñu. am nga xam-xam si wàllu ni ngay yoree collectivité locale parce que tam tey jii nii il faut pas que rek maanaam ki nga xamante ne yow décret moo la far rek taxaw ne mën naa ko def te loolu dañ ko fi gis te loolu dama jàpp ni kii loolu dafa war a jeex dafa war a doy. kon mën nañoo jàpp ne parti socialiste day demal boppam ci élection ki locale yi. non waxuma ni ki dañuy demal suñu bopp maanaam moom laay wax ni ki y a pas d'échappée solitaire. maanaam su ngeen di dem tey jii nii alliance wala coalition mooy taxaw te ci loolu noonu il ne faut pas maanaam man parti social bu dul man di doon keneen xaw ma ndax dégg nga li ma bu dul man du doon keneen. léegi nañu jéem a waxtaan tuuti ci caution mi nga xamante ne moom la ñu fixé à 15 millions. yaa muy doon loo xamante ne opposition bi ñaawlu na ko torop jàpp na ni c'est exorbitant ba pare ce n'est pas démocratique. président Macky Sall di président APR musul dox ci démocratie ba mu dee Macky Sall ba léegi boo ci xamee benn boo xamante ni mën nga mën ne bii Macky Sall bi mu koy def teg na ko ci démocratie nga wax ma doo ko xalaatoon ba sonn doo ko gis Macky Sall il est toujours anti démocratie lii mu def nii def ko dara lu dul fenn la ko teg. pour arnaque toujours lépp li muy dox mi ngi koy dox su njuuj njaaj Macky Sall ak ñi ma àndal njuuj njaaj lan la ñuy dox kase amul leneen lu ñuy dox loolu njuuj njaaj sénégalais yi xam na ni localité yi ay renseignements généraux jox nañ ko mi ngi préparé benn troisième mandat am su pertee bu pertee localité yi munul am benn fortune si li nga xamante ni mooy troisième mandat am boobu muy bëgg a forcer donc pour affaiblir li nga xamante ni mooy opposition ak association et des mouvements citoyens yu sénégalais yi amul dara dum si def lu dul affaiblir leen nu mu leen affaiblir rek parce que jeune bi nekk si dëkkam si goxam am droit na dafay postuler wu être candidat parce que il est social à chaque fois mi ngi def ay def yu rafet si li nga xamante ni moom mooy goxam bon waa goxam nawloo ko xalaat di ko wax ne ko yow da bëgg nañ nga postuler pour nekk suñu maire ndax ñu jox la ko ndax lii ngay def te defu jotagoo dara boo jotee dara defaral di nga am lu ëpp lii di nga ñu defal lu ëpp lii mu ne kon gis naa loolu te ñii ma fen di teguñu fa dara te bu ma bàyyee ñii dem dinañ jël mbir mi te bu boobaa dina métti si man lu ma ko mën a jaar mooy naa leen wàññi nu ma leen di wàññee mooy naa yokk caution bi caution localité nga xamante ni mbiru gox ak gox la nit ki ak goxam nga ni ko yow sa gox li nga ciy doxalee man maa lay teg loo xamante ni lii ngay def pour mën a bokk sa gox boo ko amul doo mën a bokk sa loolu mooy anti démocratie caution ba amul fenn fu mu ko teg lu dul arnaque kase la ko teg arnaque ko ak affaiblir ñi nga xamante ni mooy opposition 15 millions fan la mës a amee sur localité ñu ñëw ne moom mooy caution pour ku bëgg a postuler pour nekk un candidat 15 millions pour lan fan la ko teg ñu ne déet mu ñëwati. kon jàpp nga ne stratégie la pour jéem a éliminer opposition bi. kase Macky Sall doxul su dara lu dul comment faire pour éliminer opposition bi rek Macky Sall bu soñoon Sénégal du am benn opposition bu ne waaw comme ni mu koy doxalee si parti ak alliance am ak ñi nga xamante ni moom la defee coalition sama frère la mi ngi DPS. mais doo dégg keneen ku nekk si biir PS di nga dégg keneen ku nekk biir PS nekk si biir alliance nu mu tudd seen alliance bi sax xaw ma nu mu tudd alliance arnaque du Sénégal boobu noonu di contexte li Macky Sall di wax wala li APR di bëgg doo ko dégg loolu lay doxee loolu muy doxee si biir partem ba moom lu mu wax boo xawee tegg baat tuuti sax wala li mu bëgg te dégg ñu ne troisième mandat sax mu jëlee la fa nga nekk loolu la bëgg a doxee si réew mi te loolu ça ne passerait pas. nga ne arnaque la stratégie la pour mën a éliminer opposition bi yéen waa parti socialiste mi nga xamante ne da ngeen nekk ci régime actuel bi. man je ne dirais pas le parti socialiste mais su ma jëlee man moi personnellement je dirais que même bu fekkente ne une élection coûte cher à l'État mais quand même la caution de 15 millions pour
sorte d'élection ou de liste tu vois muy maanaam 30 millions de communal ou départemental dama jàpp ni kii c'est vraiment aberrant c'est trop très sincèrement dama jàpp ni kii dafa ëpp tey même bu fekkente ne tu veux pousser à cela qui veut briguer le suffrage nu ñu koy waxati des populations dans chaque localité bëgg nga ñoo ñu contribuer mais quitte à vraiment fixer la caution à 15 millions pour man dafa bare mënoon nañ ko def ça 2 millions 500 ou 5 millions parce que mësta am mais ku bu demee ba li am day tey xel boobu moo ñu nekk ci kujje gi wala boog du ma ne sañu nekk opposition mais bëri na ñu nga xamante ne tey ñu ngi animer le débat politique tu vois ceux de la société civile ñu ngi fii ak les bonnes volontés nga xamante ne tey ñu ngi def ay action sociale ci seen gox-gox yi kon yow ji mi nga xamante ne bu fekkente ne tu es porteur de projet pour sa gox tey jii ni nga war koo mën a doxal sa population gëm la ñu bëgg la fal kon si t'as passé 15 millions mooy maanaam yow doo falu te man loolu laa ñaawlu loolu laa jàpp ni ki vraiment c'est trop moo xam ak nit ki fa mu mënte ne war nañ ko mën a alléger duñ ko waxte alléger je veux dire la caution de 2 millions 500 ba kii way laa sañu kii ko mais lii boo ko gisee dafa mel ni sous forme nu ñu koy waxati dañuy jëm a seppi nit ñi te yaakaar naa bu fekkente ne si seppi boobu noonu mu ngi si code électoral bi en son article L 243 ak L 278 yooyu mu ngi foofu sous forme de parrainage la kon yooyu rek mën bu ñu basé su loolu waratuñu ñëw tam xam nga pour war a teg caution bi fi ñu ko teg dafa métti et puis ça da ngay waaru quoi da ngay waar très sincèrement kon donc quitte à ce que l'opposition dire que lu ñuy def nii c'est pour faagaagal ñoo koy demee noonu moo tax ma ne au-delà de l'opposition am na ñi nga xamante ils ne font pas de la politique mais ñu ngi participer si seen gestion localité si alimenter nu ñu koy waxati la scène politique du ñu politique bu faruñu fenn mais s'ils sont porteurs de projet kon tey jii nii s'ils n'ont pas ces 15 millions mooy maanaam ils sont éliminés d'office te li ma gis nii c'est pour faire aussi la promotion parfois de certains médiocres parce que di nga gis nga xamante ne amul dara mais xaalisam ba mu yor mën na tax te mu doon lii te fekkente ne vraiment il le mérite pas te nañ yaakaar naa lii nii war na nekk li nga xamante ne war nañ ko waxtaanee sax ça devrait être l'objet de débat l'objet de discussion tu vois ak kujje gi yëpp entre ñu xool ce qui est faisable mais dama jàpp man personnellement ni ki les 15 millions xam nga pour tout type d'élection et toute liste confondue kon waaw dama jàpp ne ki dafa bare trop sama gis-gis. dinañu dellusiwaat ci beneen émission pour gën a waxtaane li nga xamante ne mooy wàllum caution bi daanaka sa émission bi jeex na presque mais seetlu nañu tamit ci opposition yi nii alliance gars yi dañu nekk di def benn alliance jàppoo leen est-ce que stratégie la pour mën a def face régime actuel bi. ki ñu seqal dafa nekk nit koo xamante ni nit ko am doole la à l'heure actuelle parce que njiitum réew aussi. njiit nga yor lépp loo xamante ni su réew mi luy dox lu nekk yow nga nekk kii décidé li lay jëlee ci siège boobu tamit du doon loo xamante ni lu yomb la yor doole yor lépp te boo doon nit ku jub ñu mën a wax ni kon mun nañ defanteek yow benn par benn wala mais boole si dëng gi nga xamante ni ñi jiite réew mi moom lañ fi nekkee bu gars yi deful ay coalition pour def face ak dinosaures politiques yi fi nekk les arnaqueurs yi nga xamante ni amuñu benn yërmande ci Sénégalais yi amuñu benn yërmande au-delà de ça waxuma la non seulement yaa ngi wax ci côté seulement caution bi rek mais gis nga caution bi rek tegul pour caution bi rek pour éliminer Sénégalais de xam nga gars yi ñi ngi nekk fi di ruumandaat denrées nécessités yi mi ngi yokk nangam loolu yëpp ci éliminer li nga xamante ni mooy candidature yi la. loolu bu lii di jeex ngay gis muy am leneen muy wàcc affaire yi wàcc lépp ci arnaque politique lépp stratégie Macky Sall il le fait exprès pour tout pour éliminer l'opposition mais nag incha allahu taala coalition moom du ñàkk ñun nag suñu coalition gëm nañ suñu bopp xam nañ ñu doon tey ñi ñu doy jub comme ñun dinañ ànd ak ñoom. émission bi jeex na fu mu nekk ni léegi xanaa. ñu bàyyi suñu invité yi ñu tàggatoo. di leen gërëm di leen remercier si invitation bi ndaxte nekk na occasion pour ñun
en tant que ndaw mën a jàkkaarloo ak suñuy morom ndaw waxtaan ak ñoom ñaax leen wax leen les gens yi nga xamante ne tey moo nekk nii mooy les élections locales yi nga xam di ñëw te ñu jàpp ni ki ndaw ñi vraiment am nañ si part de responsabilité ndaxte c'est leur devenir qui est en jeu di leen ñaax ñu dem bindu surtout xam nga moo gën toog di fustiger te fekk demoo bindu ndaxte sa kaddu mooy sa carte électeur waaw nañu xoolaat nu ñuy tànn bu baax ci seen gox yi xam nga loolu dafa am solo trop et puis di profiter occasion bi également di nuyu la jeunesse ziguinchoroise xam nga bu baax di kontaan ci ñoom encore pour terminer di leen naan dem leen bindu ji ci liste électorale yi dem leen bindu ci liste électorale yi maa ngi leen di gërëm di leen sant encore une fois merci beaucoup. waa di remercier rek encore yéen laay remercier parce que yéen a ñu jox opportunité wu di nekk suñu biir xol. ñu mun ko génne li nekk suñu xel ñu koy xalaat ñu mun ko jox sénégalais yi ñu déglu ko ak ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ci diaspora bi di leen wax moo xam muy Sénégal ak ñi ci diaspora bi ñëpp nañ dem bindu ji xam ni nga fi mu nekk nii lu jot na gannaaw dee te mbir mi dara du ko dindi lu dul suñu carte yooyu ndax mooy suñu kàddu na gaa yëpp dem bindu ji remercier leen yéen ñi aussi remercier sama parti ak suma président du ko ñaanal yàlla may ko wér ak aussi li nga xamante ni ñooy waa Ziguinchor ak Dakar yëpp maa ngi leen di ñaanal di ñaan yàlla daal yàlla na yàlla defal jàmm ak salaam. mbokk internet yi daanaka émission bi jeex na ba pare ñu ngi leen di ñaax ngeen abonné wu ci suñu page YouTube bi Casamance Actu TV waaye itam ñoo ngi gërëm suñu invité yi monsieur Mamadou Lamine Diédhiou mu parti socialiste ak monsieur Mactar Gomis mu l'Alliance pour la citoyenneté et le travail di gërëm tamit suñu caméraman yi kii di Malick Thiam ak réalisateur bi Dembo Junior Koli te comme niñ leen ko waxee ñoo ngi ñaax ndaw ñi ngeen dem bindu ci liste yi balaa ñu koy tëj jërëjëf.